ñu ngi fii kon ci Silema ci école yi nga xam ne rek mooy école élémentaire Lamane Ngom ak Faye ak ki nga xam ne mooy El Hadj Boubacar Ndiaye mu nekk tamit toujours ci IEF bu Thiès ville mu nekk nag ay jafe-jafe yoo xamante ne daan nañu gis ni bu école ubbee ba ci sax école di tëj fii terrain bi ñu nekk muy buntu école yi da daan taa ba fees dell mu nekk jafe-jafe ci élèves yi parents d'élèves yi ak environnement bi mais également ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci biir. li ni mel le président du mouvement Alliance pour Sénégal prospère di Pape Mamadou Gningue yëkkati ay moyens yu am solo indi ko pour jàppale leen ci li nga xam ne mooy liggéey bi li ni mel ñu bëgg rek nga fàttali ñu tur bi d'abord. waaw man Ndeye Assou Faye laa tudd nekk conseillère départemental Benno Bokk Yaakaar. nekk fii ci goxu Silema wax dëggam si yàlla tey damaa kontaan ndax man li tax damaa kontaan man sama dëkk rek moo ma ñor muy Silema amuñu lu dul Silema. ñu dem nag école bi depuis 93 maa ngi dugg ci dëkk bi sa ndox mi di taa bu école yi tijjee ñoo xale yeeg ndox mi su noor bi ñëwee ñook ndox mi amuñu lenn loo xamante ne nii ku ñuy jàppale pour jële fi ndox mi. yàlla nag di ñu womatal responsable di Pape Mamadou Gningue di nit koo xam ne mën naa ne sax doomu Silema la ndax séeréer la comme ñun ay parents ak i jarbaatam ak i magam ak i rakkam jànge ci école bii. mu romb fii yaramam daw ndax ni mu mel te fii di buntu Silema kuy dugg fi ngay jaar kuy génn fi ngay jaar mu jël dooleem ak man-manam ne ñu kat danaa leen jàppale ngeen liggéey buntu école bi ndaxte man éducation rek moo ma ñor ñu di ko ci sant di ko ci gërëm. bi nga xamee nag ñëw na wax ñu ko nag ñun dem nañu ba ci chef de quartier yëgal ko du loo xam ne dañ koo def te tàggoowuñu ci ndigal la ñu wëy. ndigal bi mooy keroog ba mu amee man Ndeye Assou Faye dem naa ba ci chef de quartier wax ko li ma bëgg chef de quartier tamit rafetlu ko lool waa koñ bi rafetlu ko lool Silema yëpp nag rafetlu ko lool. tey nag liñ naan weddi gis bokku ci ndax fii su ma bañul fenn 35 ans ngi nii xale mënut a ñemee football fii tey boo xoolee xale yaa ngi nii di fi football ñun nag Silema moo ñu yor di encore une fois di taataan samay loxo di tàllal waa Silema ne ko dama leen di ñaan ngir yàlla lii ku mu doyul leneen du la doy. dama fas yéene nag ñu ànd bokk jàppoo suudewu xam ne ki def lii doomu Silema la muy Pape Mamadou Gningue bokk ci njabootu Daali Gningue nga xamante ne nii ci école bii la ay rakam jànge muy moo delloo Silema njukkal def fi lii ñu ngi remercier ñëpp nag. jafe-jafe yi nga xam ne ko dund wax nga ko depuis 35 ans. est-ce que yëg ci woon ay jéego jëm ci woy politique yi wala ci maire yi pour ñu jàppale leen ci. maire yi. man conseil départemental laa nekk mais wax dëggam si yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal mairie bi xëj na bokkuñu kaamu su ma sol sama dàll dem ci ñoom mais damaa yaakaar ne nit mën na nga koo nëbb lu ne ba mu des xool ndax Silema gii nit mënta xëy te doo fi romb génn nit mënta gontu te doo fi dugg fanaan si kon lii waruñu woon a xaar sax mairie warul woon a xaar ñun ñu dem di ko wax ndax ñun ñëpp ñun ñoo bokk dëkk bi man nag li may xamal waa Silema mooy lii mairie defu ko fi. man mii di wax ak yéen tamit manuma ca dara damaa ñaan ndimbal ci Pape Mamadou Gningue encore une fois Pape Mamadou Gningue moo ko dindi ci poosam jàppalee ko Silema Pape Mamadou Gningue mairie defu ko fi pour mu leer ci bopp nit ñi ndax damay bañ bu ëllëgee mairie mbubu woone ñun ñoo defar buntu bi ndax fa yow a yegg du man yeggu fa li tax ñu woo la nag dañoo bëgg nga eggal ñu fa nga xam ne ñun mënuñu faa egg encore une fois Pape Mamadou Gningue bokk ci deretu Daali Gningue moom moo ñu jàppale pour ñu defar buntu école Silema Lamane Ngom ak El Hadj Boubacar Ndiaye te pareeguñu ci moom incha allahu rabbi lépp loo xamante ne nii mën nañu mu jàppale ñu ko indil ñu ko ci suñu dëkk bii dinañ ko def ndax ñun Silema nga ñu ñor leneen ñoruñu. alors moom it woy politique la est-ce que tey mbir mi du nekk jàppal ma jàpp. mbir mi suñu neexee sax mu doon jàppal ma jàpp ndax olof Ndiaye na ne ginaar du topp kiy taxani te kuy bojju toog ñun Silema Sénégal xam nga ne kenn mënta dem sans politique. ñun dañoo yàgg di politique depuis 93 ñu ngi politique toujours nag comme amuñu doole bu ñu gisee koo xam ne daf ñuy eggal fa nga xamante ne nii moom mën nañoo jooyal dañuy topp ci ginnaawam mu jooyal ñu ndaxte nit ki bu fekkee ne yow yaa ngi yootu jotoo mango boo koy yootu jotoo ko da ngay lonk soo gisee nag ku la mën a abal lonk kaay wala mu yootul la mango bi jox la ko waaye wallaay dañuy topp ci ginnaawam. Xaar Gaye laa tudd dëkk fii ci kanamu école Silema bi. mu am nag ay mbir yoo xam ni xew na fi tey jii ñu koy rafetlu parce que ku dëkk ci benn place 35 ans ngay dund benn malaise boo xam ni bii say doom say jarbaat ñëpp dañ ci doon am ay jafe-jafe benn waay bu tudd Pape Mamadou Gningue jaar fi ak ngoon gis ko ne waaw lii nag
ñu ne ko lii de nii la ñu dëkkee ak moom mu dem jël ay moyens ñëw def ko ci ñun riverains yi dañ koy sant. parce que li ñu koy sante mooy li nga xam ne yow bëggoon nga ko mënoo ko am ku la ko dimbalee ñun de wax dëgg yàlla dañ ko koy sante di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokk mu gën koo mën. lii nag xam naa li sama jarbaat bi wax léegi ci wàllu politique xëy na mënta ñàkk parce que wax dëgg yàlla ku la mën a jot li ba nga mën a jot wax dëgg yàlla il faut nga jàpp ko ku ëmb sa sànqal nga ëmb kersaam te loolu olof a ko wax te du deñ kon nag moom daal ñi ngi leen di xamal ni moom def na fi action boo xam ne bii toog nañ fi 35 ans du politique du membre religieux du membre politique bu mës a ñëw def fii action bu mel nii. kon Mamadou Gningue ñu ngi lay ñaanal yal na la yàlla mën loo lii bu déwén ak bu déwén jégee te nag man xam naa ni moom yamul ci biir école parce que dafay romb rek def ko kon mën na romb taaxi kaw def ko fa mën na romb Madina Fall def ko fa kon nit la koo xam ne kii ku ñu war a ràññee la ci biir mbooloo mi jàppale ko lii daal man xam naa ko ci biir parce que man dinaa ko jàppale ci wàllu nii mu def nii te mu rafet parce que nit nag am na loo xam su la ko defalee wax dëgg yàlla da nga koy mën a sant rek kon ñi ngi rafetlu lii bu baax a baax ñi nekk ci dëkk bi suñuy mbokk lañu suñuy dëkkandoo lañu parce que koo dëkkal 35 ans defe naa ni daanaka dootul dëkkandoo mbokk mi ngi ci ñu xam ni ñun ñëpp dañoo jóg pour liggéey te kenn ku nekk amul loolu du sa gox te ñun suñu gox bi la ñu am suñu école bi la ñu am man sama doom fi lay jànge samay sët fi la ñuy jànge kon wax dëgg yàlla man awma lu du école bi kon ku ñu defal lii ma xam leen ko yéen waa village bi xam leen ku ñu defal lii yow kooku ku ñu war a jàppale la ku ñu war a sant la lii daal laa amoon ci lu may wax mu gudd mu gàtt man riverain la te it nag wax dëgg yàlla li nga xam moom laa seede nii du lu ñuy laam-laamee parce que maa ngi ni taxaw ci kaw suuf si jërë ngeen jëf. bon waaw d'accord avant de commencer donc maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew vraiment kenn ku nekk ci turam ak ci santam bon c'est pour une première ma taxaw di wax mais li ma poussé pour ma wax parce que dama gis geste boo xam ne vraiment dañ ko yàggoon a bëgg. vraiment donc pour ma présenter man maa ngi tudd Soukey Faye bon fii laa dëkk ci koñ bi mais li ma mën a wax mooy action bi ma gis tey geste bi ma gis tey ça fait 35 ans maa ngi dëkk ci koñ bi depuis ñu defar tali bi donc si la ñu commencé amee inondation boo xam ne dafay ñëw fii vraiment mu perturber ñu te amuñu fu ne jooytu nañ ko fa te mosuñu am solution donc tey jii bi ñu gisee action bu mel nii ñun ñëpp dañ ko rafetlu vraiment dañu kontaan et puis bi ma ko gisee man j'avais bien souhaité que autorités yi ak ñi ci koñ bi ñi nga xam ne vraiment am nañ fi kàddu ñu teewoon ci lu mel nii vraiment ku ci nekk am ci grain de sel boo sànni loolu dina rafet lool mais kii di nga xam ne mooy Mamadou Gningue mi nga xam ne moo def lu mel nii vraiment xamuma ko mais bëgg naa ko xam te et puis moom aussi taxaw naa pour jàppale ko parce que ku jara jàppale la parce que lii mu def nii tey rëy na lool ci ñun te et puis ñu mel ni moom bu ñu bari woon ci Thiès ñu dootuñu jooy lu mel ni ku ñu bari dootuñu ko jàmbat kon ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal yàlla lépp loo xam ne yóotu na ko yal na ko yàlla yombalal vraiment kontaan nañu suñu xol sedd na ci Mamadou Gningue te xamuma ko mais dama kontaan bi sama doomu ndey bi taxawee expliqué ma affaire bi ni mu demee man dama ko gis sama xol dafa sedd te et puis bi mu waxee dama ko ni j'avais bien souhaité que micro taxaw ma sànni ci li nga xam ne vraiment moom laa yéene wax ci affaire bi parce que vraiment loo xam ni depuis des années fu ne dugg nañ fa mosuñu am solution mënuñu am solution mais bien avant lii sama rakku papa jéem na def ay démarches am benn geste boo xam ne 2 camions mu ay xeer la woon mu sotti ko fii rek mais xam nga loolu jariñul fii dara vraiment jariñu fi dara moom def na le tout pour am loolu mais ki nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñun doo fi yàgg ñoo yàgg ci koñ bi suñu gisee ku ñu dimbali ci lu mel nii vraiment dañ koy remercier kooku mënuñu ko fay te ñi ngi koy ñaanal ba ci kanamu suñu borom yal na ko yàlla taxawu fa mu bëgg a egg yal na ko fa yàlla yóbbu waaw vraiment rafet nañu parce que suñu mbokku séeréer la ñun séeréer la ñu silma la ñu dëkk fii la ñu juddoo fii la ñu màggee kon lu bari xam nañ ko fi aussi mais rafetlu nañu lépp daal vraiment mais li ma ci gën a metti rek mooy le fait que ñi nga xam ni parce que mooy moom laa wax Ndeye Faye man que j'avais souhaité que directeur école yi nga xam ni lii dañ leen koy defal ci seen kanamu école te seen i élèves ñoo fi jaar di dugg ci école bi parce que bu ñu ñëwoon fekk école bi fii ni mu meloon ni mu ñaawi woon xale yi dañuy dugg ci poto yi te loolu baaxul ci ñoom kon ñoom aussi ñoom doon nañu ñi nga xam ne ñoo waroon na njëkk a taxaw fii teew fii vraiment témoigner lu action geste bu rafet bi ñu def vraiment kontaan naa gërëm naa Mamadou Gningue di ko gërëm bu baax a baax di ko ñaanal yàlla aussi merci beaucoup. waaw mu mel ni yow yaay concierge école bi ñu bëgg nga fàttali ñu tur bi. Serigne Ndiaye laa tudd. alors mu mel ni tey jafe-jafe bi nga xamante ne moo fi nekkoon yow bokkoon nga ak élèves yi di ko dund bis bu nekk tey benn doomu Thiès mu jël ay moyens tey saafara lu ni mel lan mooy doon sa yëg. kontaan ci li mu def rek ndax lii
ñi ko bëgg bari na te mënuñu ko moom mu ñëw defal na ko kon loolu mbégte la ci man mi nga xam ne maa ne ci école bi tayit li may jànkoonteel fii man maa yàlla rek maa ko xam fii bu tawee sama néeg yi du ma ci dugg ndaxam ndox boo fa duggoon tey ba gis na ko ndox mi def da nga naan lii xanaa nit newut ci koñ bi wala kenn ku ko xam ne war naa mën a lijjanti lii néew fi loolu nag man dama ci am mbégte ndax lii bi ma ko gisee sax man damaa jaaxal kuy war a def lii loolu mu war a mu sedd sama xol lool parce que kan mu yàlla ak yonent bi ma bég ci lool it rawatina nag ba sama jigéen bi ñëwee jàpp ci moom dama koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi yàlla na yàlla lafal cat li nga bëgg lépp nag yaa xam yàlla na ko yàlla ak yonent bi defal yaa ngi dégg moom moomu na nga koy ñaanal man de loo ma mën ci jàppale ko dinaa ko def ci kàttanu yàlla ak yonent bi fii nag moom mun maa wax lépp école bi mun maa wax lépp biir gee raw fii sax yàlla seede nañu fii ba tey doo dugg fii wallaahi taw bi paate boo ma gisoon bi may ñëw fii damaa summi sama yére yëpp def ko ci mbuus ngàbb ko di ñëw fii bi may dugg ndox mi fii la may am bi ma ñëwee daa fekk sama waa kër di ngacc ñaari école yëpp fees del yii nag ku mu doy dara du la doy ab cër buñ la ko joxee da ngay xam ne cër bi dañ la kaa jox ñoom ñii nag rafet la woon naa ñu fekki woon lii nag parce que nit ki su lay defal lam lay defal da nga ko waroon a teewee te lu ñu waroon a teewale ñoom directeur yi lu waroon na nekk la Samba si moom it waroon na ko teewee parce que la mu wax ca dëj ba bu fekkante ne moo nekk ci moom lii waroon na ko teewee parce que man nit ki man booy wax dëgg la ngay wax dama koy topp bu dee dëgg ma xam bu du dëgg ma xam parce que daf ni woon nun politiciens yi dañoo war a àndandoo rek benn kon la mu wax ca dëj ba mu ko waxee bañ ko woowee waroon naa ñëw nit day wax. moo jiite parents d'élèves. ah moo jiite parents. waaw moo ko jiite moom moo jiite école bi parents d'élèves yi moo ko jiite waaw maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm di ci am mbégte lool nag jërëjëf. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Matar Diouf dëkk Silma fii laa màggee fii laa yaroo mais ñun dañoo créé benn mouvement boobu ni social la ñooñu tudd waa kër Birame Mball lañ tudd mais ñun tamit bu ñu defee expliqué cas yi bu ñu ñëwee dem nañ réunion ñaari fan damañ ci réunion yi déglu affaire yi bu ñu dégloo cas yi tamit bu ñu expliqué affaire bi doy ñu xam nga bu ñu ñëwee ñu expliqué ñun suñuy projet lan la ñun social la ñuy dox chaque fin du mois dañuy taxaw ba dimanche taxaw benn kër cotisation 500 mais 500 nekkul na yow dañ la koy jox pour nga def sa poste wala yow mi ñëw sa kër jox la ko dañ koy def ci benn kees ñun fii amuñu doole ci Sénégal léegi dafa métti mais dañuy jël suñu 500 yooyu la ñuy jël bu ñu amee benn cas ku ñu opéré ñu jël suñu kees joxe suñu amee ku damm ñu joxe même n'importe qui problème bu mën a am rek même nga bokkoo ci mouvement bi sax dañ lay ñëw dimbali ci social bi ñeneen ñu tam bu ñu déggee loolu ñu dégg papa mu ni ngi tamit day dox ci affaire sociale loolu dañoo dem rejoindre ko ci affaire bi bu ñu demee tamit ñu expliqué ñu wax bu ñu waxee ñu dégg suñuy wax tamit ñoom ñu xam ne ñii kat li muy social li muy dox nii moom day jàppale social moo tax ñun dañoo ñëw ànd ak moom pour jàppale ko ñun duñu politicien mais aduna tamit dafa dox boo xam ni nit bu nekkee politicien mën ngeen bokk ndey ak baay sax nga yow ki du la jëriñ ci li muy yëngu mais boo koo gisee xam ni politicien la da lay jàppale da nga war a ànd ak moom même ñun àndew ñun nit pour yow da ngay politique ñi ñoo bokk famille nga nii dañuy ànd ak ñun pour yow problème bu ñu am nga jàppale ñu jàppale la. tey li nga xamante ne mooy jafe-jafe bi nga xam ne dañ ko saafara mu nekk rek buntu école bi également ñu gis xale yi sax commencé nañu football. ak li ni mel yéen ñi nga xam ne doomu gox bi ngeen tey lan mooy seen sentiment. lii ku ko gis da nga koy rafetlu man d'abord bu ma doogee ñëw man kii moo ma yee sama kaw laal mënu ma caterpillar bi ñëw na ba ma ñëwee caterpillar bi ñëw ñu ngi xaar caterpillar bi mais ba ma ñëwee dama ne kii waa dëkk yëpp dañoo waroon ñëw. képp kuy mag kilifa da nga waroon ñëw fekke lii ndax lii du ndaw même bu nekkee politique sax du lu ndaw ndax lii yàgg na fi de tata bi yàgg na fi fii ndox mi yàgg na fee nii fii nit ñi di am problème am na benn année boobu ne am na benn association bu ñëwoon fii Silema dëkk mais dañoo gas mais loolu ndax moom ñu gas fi loolu mënu effectuer ndox mi foo nga def fii ay camion suuf yu bëri moo tax ndox mi mën a kii te Pape Mamadou ñu ngi wax dëgg fa yàlla moom ñu ngi koy gërëm fu gërëm ak ñu ngi ko fay gërëm ndax geste bii yàgg na fi lii mosuma ko man boog d'abord man yàgg naa fi mais mosuma gis ku ñëw mu ne xaaral ma dimbali waa gox bi ci lii te lii ma rafet na lool ni ko père xaar waxee lii moom 35 ans école bi day indone wax dëgg fi yàlla bi tali bi ñëwee ba léegi tali bi bu mu ñëwee day indone te loolu rafetul voisins yi xam nga yow fii deñ bi li ñuy wax ci dëkk bi day ndox mi bitaa fii
fii dañ bi ñu kaar kon day ñëw fii dañ bi ne Fatick day ñëw fii xam nga léegi nag boo defee ay camion fii ndox mi day xaw a wàññeeku xam nga yëpp dina xaw a wàññeeku xam nga te yaakaar naa pas moom ñu di yem ci lii sax xam nga lii nii geste bi du ci yem xam naa ne ñun nag moom ñoo ngi koy remercier moom fu remercier ñun jeunes yëpp waaw jeunes yëpp daal ñoo ngi koy remercier waaw kontaan nañu loolu ci moom waaw Moustapha Amdi Ning ñu nekk conseil municipal ci Thiès tey action sociale bu mel nii mu nekk une veille doléance des riverains des populations et même des acteurs de l'école te bu ñu waxoon ñu ngi fi ci ñaari école yi nga xam ne ñoo nekk Lamane ak El Hadj Boubacar li ni mel tey mu mel ni ay moyens yu considérable le président Ning yëkkati def ko fi pour rek mën a saafara jafe-jafe bi nga xam ne jafe-jafe bu yàgg la yow en tant que woy politique en tant que maire mais également en tant que ku nekk ci pegg Pape Mamadou Ning tey lan mooy sa sentiment Oumar maa ngi leen di gërëm bu baax di la wax suñu contenté ci ñëw représenté Mamadou ci yenn ci action yu bari yu muy dox ci social ci Sénégal ci Thiès surtout tey nag maa ngi fi ñëw ànd ak ñun waa mouvement ASP y a les membres de mouvement Idrissa Ndiaye mi ngi nii sama wet ñii sama cousin la vraiment ñu bokk yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay ma ñëw teewal si Pa Modou ci action boo xam ne daf ko def spontanément nag réellement loo xam ne dañ fay romb gis vraiment immondice bi fi nekk ñu toog ça fait pas 3 jours on a discuté sur ça waxtaan ci bu baax a baax ne fii suñ ko defarul problème dana fi am man mairie laa nekk xam naa lu mairie mën ak lu mënul ak lu ñu war a def vraiment il avait des difficultés pour le faire Pa Modou ci activités yi nga xam ne que da koy def di dimbale li nga xam ne que vraiment mooy néew gi doole yi di dox ci école yi parce que lii lu tuuti la ci li muy def vraiment ma kontaan ci représenté ko fii lii nag dañuy ñaan yàlla defar ko parce que li ñu mébatoon ëpp na lii dañ ne woon danañ ko yaakaar naa ne du yam ci lii parce que dañoo sotti lii defar ko fi mu nekk nii yaa ngi gis comme ni ko gars yi waxee xale yi ñu ngi commencé di fubal nii sa mosu fi mën a am ñii ñëpp ay seede lañ fi bëgg nañu nag ci li ma Pa Modou wax fi mu nekk woo naa ko ne ko tas nañ ko am na loo xam ne des na sa yaakaar nañ ne ñu sottiwaat fi suuf fi mu nekk def nañ ci lu mu tuuti valeur lu ëpp 500 000 francs ci xaalis sa mënul sotti ñi ngi woo nag bépp autorité ñu ñëw yokku ci seen doole ñun fas yéene wu ñu taxaw lii danañ ko defar ba defar place bi noo xam ne ñi fi nekk ñëpp danañ ci jëriñu ku fi ñëw dina xam ni que fii devanture ñaari école yi muy El Hadj Boubacar Ndiaye muy El Hadj école Lamane Ngor Faye danañ xam ne que doomu Thiès doomu Silma doomu Ndufak doomu Ngum Saan ñëw na fi sa dina ko defar ci loolu la ñu fas yéene dox ak leneen nag loo xam ne que population thiessoise bi woo nañ ci parce que Pape dafa jóg lii bi may commencé dama ne lenn la ci li muy def yu bari il a participé sur l'éducation des enfants avec les femmes par les financements ak action yu bari yoo xam ni mi ngi koy def ci social ci maladie lii nag biñ ko gisee keroog sérieusement suñu yaram duñ daw kii seedale ci on a parlé dañ ci wax à 4 loo xam ne nekk dul dara ci biir tool bi lañ tax suñu tool a ngi fi bis bu nekk dimanche dañ fiy romb bi ñu rombee réellement suñu yaram dafa daw ma ne ko Pa Modou lii c'est pas normal il m'a dit non nañ ci dox nañ ko def spontanément il a fait ça man nag maa ngi koy remercier di bokk ak population bi seen mbégte di ko remercier di wax ci turu ASP sérieusement mooy alliance pour un Sénégal prospère bi nga xam ne ci la ñu nekk di ko jiite bëgg na képp kuy doomu Thiès comme ni ko ñuy waxee action bi ñuy def c'est vrai que dañ ko def social mais xam ne ni ñi ngi yëngu ci politique bëgg aussi li ñuy def ñu yëkkati ko ba nga xam ne que doomu Thiès yëpp danañu fekk ñu ànd ak ñoom defar fi ñu dëkk defar Thiès defar Sénégal loolu daal ñi ngi ñaan ñëpp ñu ñëw topp ñu ci képp kii sama jarbaat la daam moom moo fi nekkoon ak suma beneen frère muy Daouda Ñing moom lañ ko joxoon ak benn boy bu ñu nekk Daraman ñu nekk fi commencé ko di ko liggéey mais su ma sañoon dina am lu ëpp ñi ñu fi nekk témoigner loo xam ne lii nit ñi gisoon nañ ko fi kontaan nañu Pa Modou nee na mi ngi topp seen ginnaaw mi ngi topp doon seen jaam lu ngeen ko sant incha allah dina ci dox fii ak mën kii mën ñaan na leen yéen tamit vraiment lu ngeen ko mën a jàppale ci loo xam ne lii mën na defar gox bi ngeen jàppale ko xeebul seen wax xeebul seen conseil xeebul seen participation parce que nit aussi suy def ci yéen da ngeen di jël seeni yos boole ko ci mu jël li mu def boole ko ñu defar gox yi
loolu daal ñi ngi koy sant ñi nga xam ne ñoom la ñu nekkal pour yëf yi mën a dox ñi ngi jéggalu ñëpp di leen baal ci naaj wi ñu fi taxaw vraiment métti na di gërëm jeune bi dégg nañ li ñu wax Pape Dione mention vraiment il est de Ndufak mais dafa déplacé ñëw ba fii parce que xam nañ ne fii suñuy doom ñi dëkk Ersan fi la ñuy jànge ñi dëkk Ndufak fi la ñuy jànge ñi dëkk Cité Senghor sax dañu ñëw di fi jàng kon fii ku ko defal nga pour ñëpp keroog bi ñu waxee loolu laa ko wax dama ne intervenir dans des parrainage ak yu ma mënta wax nga defar fii nga xam ne action bi ñëpp a koy bokk moo doon loo xam ni moo gën a doon loo xam ni moo gën a baax ñu jëm nag ci leneen waxuñu du ñu defal ñeneen mais lii action boo xam ni je participe ça vraiment da lii moom dañ koy rafetlu rek Omar jërëjëf. ñu fàttali tur bi. Assane Faye Andoufak habite Andoufak maa ngi rafetlu liggéey bi tout récemment bi ñu suulee nii ba pare le chef de village le chef de quartier en personne me l'a dit ma jóge fi nag ànd ak kii ñu fekk yéen a ngi nettoyé man ko kii moom dañ koo rafetlu d'une façon extraordinaire parce que lii moo koy lancé defar ci affaire sociale moo ko tax a jóg te li ko gën a tax a jóg pour defar Thiès moo ko tax a jóg parce que naxa yi dafa bari def mu ngi gis nag ci moom lañ ko gisee ni mu ko commencé na ko terminé noonu incha allah yàlla moo koy yëkkati ci kaw kenn du ko yëkkati yàlla koy yëkkati loolu rek laa ci amoon lu école Ndufak man mii may président parandel kii mooy président APE ñun ñaar ñoo fi ànd te lii laa bañoon ci départ ba ma coow ci rajo bi ba ñu am satisfaction kon nag bu ma gisee lii dem koy rafetlu d'une façon extraordinaire. waaw asalaamaaleykum man Aliou Ndione maay président comité de gestion école Ndufak donc tey damay confirmer jëf ji Pape Modou di jëf ñun bi ñu amee jafe-jafe dañoo def délégation dem fekk ko këram keroog daa yëkkati xaalis bu takku jox ñu ne ko dem leen commencé kon tey bu ma yemee ci lii damay confirmer la moo def Ndufak nee naa la loolu moom ñun ñii man président comité de gestion bi mën naa confirmer loolu ñun la ko jëkke financé nañu classe baa ngi en construction mooy école Ndufak kon tey bu ñëwee ma fekk lii mu di ko def damaa ñëw bi may dem ci kii bi ci dëj bi ci rob bi damaa ñëw xool bi man ka lii de vraiment fii ñaaw na école yi maanaam élèves yi di dugg ci biir école bi di dugg ci poto bi may retourné ma seen affaire bi ñu terrassé ko mu rafet sama bët loolu la ma jëkk a woon nee na ka vraiment lii c'est génial c'est très joli à voir donc tey li ngay confirmer mooy xoolal xale yi mosuñoo xalaat football fii mais déjà xale yi ñu ngi ci déjà def nañ ko terrain ñu ngi ci football kon Pape Modou ci école Ndufak waaw provisoire ñu koy coow fépp mais li ni mel est-ce que Pape Modou Gningue def na ci loxoom. moom laa la jëkke wax nee naa moom moo ci jëkk def loxoom ci école Ndufak Pape Modou moo ci jëkk def loxoom école bi muy tàmbali partenaire bi ñuy wax Bildon moo njëkk financé ñaari classe moom moo ci nekk maanaam deuxième personne bi ñuy financé classe ma Pape Modou Gningue kon bi mu ñëwee fekk fi lii damay gën a confirmer la mu def Ndufak def na ko fii merci